suñu gan tey li ñuy waxtaane mooy taxawaayu jigéen ñi rawatina ci parti politique yi moo tax ñu tànn kenn ci ñoom koo xam ne dafay politique bokk ci parti bu ne ci opposition bi muy parti wu réew mi bu Idriss Seck. Mariama moom la ñuy dalal tey soxna si maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay di la sant di la gërëm ci invitation bi. alors li ñu war a waxtaane njëkk moo di ne tey le 8 mars ñu ne jigéen ñi la ñuy sargal ci àdduna bi yëpp tey yow boo doon taxawaat ci situation wu jigéenu Sénégal ban jàngat nga ciy amee. xanaa ne di wax ne que dine dar na metti na fu metti toll rek ci jigéenu Sénégal actuellement li ñuy dund ci wàllu koom-koom ci wàllu social mën nañ ne metti na parce que bu ñu fàttali di gërëm aussi suñu maam Abdoulaye Wade bi nga xam ne nii moom moo ñu jàppale ci à l'époque ba taxawal parité au niveau du Sénégal mais bi ñu koy taxawal aussi dafa war a am un suivi comme ni slogan bi kii tàmm di wax suñu gouvernement actuel bi en l'occurrence le président Macky Sall et son gouvernement dañoo tàmm di wax ne que le gouvernement continuité la maanaam luy war di wéy la ci war di wéy boobu nag war na ñëw suuraal ne que loolu gis dafa am suivi maanaam buñ nit ñi jigéen ñi bu ñu taxawee waxtaan ànd muy opposition muy pouvoir taxawal benn affaire président Abdoulaye ñëw jëmmal ko def ko loi ba ñu promouvoir ko Assemblée nationale waroon na xam ci xelam ndax yooyu jamono moom ca la bokkoon ne lii dafa war a ànd ak suivi parce que nag bu ñu fàttali ne que parité xëy na c'est électif mais les femmes li ci ëpp sont des femmes du monde rural c'est pas des gens ñoo xam dañuy nekk tout le temps ci femmes dañuy ay élection moo la fay taxawal ba pare ñun suñu biir jigéen ñi war nañu ges suñu ginnaaw xool ñu ñuy taxaw ci au niveau électif lan la ñuy jëriñ suñu morom jigéen ñi xam ne newuñu fa ban place la ñuy taxaw li ñu koy jëmbalee ba tax na ñun suñu njëriñ lan la indil apporter yeneen jigéen ñi xam ñu suñu ginnaaw te newuñu suñu place ba ñu nekkoon. alors yaa ngi wax sànq ne jigéen ñi seen situation jafe na yow nga wax sa biir wax ne jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax généralement les femmes des centres urbains nekk ci parti politique yi nekk ci dëkku taax yi nga ne war nañuy gestu seen morom yoo xam ne ñoo ne ci àll bi tey bu fekkee ne jigéen ñi dañu nekk ci ay jafe-jafe responsabilité bi responsabilité wu góor ñi la wala jigéen ñi seen bopp ñoo taxawul seen sœur yi. dama koy indi ci ñetti pàcc pour ma responsabilité ñetti pàcc la. gouvernement am na ci wàll parce que ma waroon def le suivi et l'accompagnement bi war a tax jigéen ñi mën a dem. wàllu bopp am na ci responsabilité bu rëy a rëy parce que nag nit ki ku lay dimbali si yow lay dimbali si yaa xam ne que mbir mi yow yaa ko moom góor ñi aussi am nañ ci responsabilité waaye du ma ne bëri na dinaa ne néew na waaye man li ma jàpp ne mooy jigéen ñi suñu biir ñu suñu dem bopp ndax bu ñu fàttali ko kenn ba ñuy ànd di taxawal parité bi dañoo boole opposition boole pouvoir kenn xàmmeewul kan ak kan fa nga bokk ñu taxawal ko jëmmal ko ba mu am donc tey bu ma taxawee gis ñu féete le 8 mars mu gis mu am féewaloo ñu am opposition am pouvoir déjà day wane rek ne li ñu waroon taxawee wuñ ko ne que le 8 mars buñ ko waree di féete ni li nga ko wax di féete di ko jëmmal ci ay xartum ay piis amuñu thématique démuñu def ay enquête ba xam jigéen ñi fan lañ toll fan lañ féete fan lañ nekk fan lañ war a yóbbu di indi ay jafe-jafe ñun ñoo war a xam lan mooy suñu njëriñ xam ñun fan lañ bëgg a dem góor ñi mën cee accompagner mais gouvernement aussi dafa am njëriñ ci biir réew daa am lu muy tekk ci biir réew moom bu taxawalee ay jigéen jox leen ay rôle de responsabilité war na indi le suivi war na fexe accompagner leen xool yan lay teg ci kuréel pour di leen def ay formation jox ay jumtuwaay jox leen force ak jox leen ay moyens yu war a tax ñoom tam ñu dimbali seen morom yi nekk seen ginnaaw dafa ñu àgguñu fa. alors dañoo miinoon sax d'ailleurs pour sof ci li ngay wax moo di ne bu quinzaine de la femme par exemple dana am ci réew mi ñu gis ministre de la femme wër réew mi am ay thèmes yoo xam ne ci lay ànd ak jigéen ñi di ci yëngatu di xool ci lañ def mais mel na yooyu yëpp daanaka gisatuñ ko léegi dañuy xaar 8 mars jot rek folklore mooy ëpp responsabilité bi mooy encore une fois jigéen ñi ñoom ñoo mënul proposer leen yóbbu ci kanam wala gouvernement bi moo ci taxawul. wala boog ministre wax nga tënk nga lépp sa daanaka ñu naan am amatuñ leen bu ñu naan am ay première dame aussi amatuñ première dame yi naan am amatuñ leen. lu wuute première dame yooyu. xam nga itam nit ki boo ko jiitee daa am boo nekk ci benn kër nga am nga kilifa. sa kilifa mooy sa référence. ci moom rek ngay xool pour xool foo jëm. daanaka ñun dañu am sa ñuy tiit ndax bu ñu gisee première dame jël kàngamu réew mi yëpp ay jigéen ñi wër ko ci ginnaawam. te jëmalewuñu réew mi kalam dañuy jaaxle ndax bu fekkee ne que dañuy war a def ay mouvement wala ci dëkk yi di xool jafe-jafe jigéen ñi mais taluñu ko bu fekkee ñu ngay woote ci biir palais ba mbaay tëgg seen ay tama duñu am jot wër ci biir dëkk yi di xool jafe-jafe jigéen ñi maanaam nag xam nga nag di wër di mayee te ka ngay maye la nga koy may moo ko moom yomb na neex na waaye wër jafe-jafe yi xool xam yow fa nga jógee ak la fa teg ak li tax nga war fa toog nga jàppale jigéen ñi ñu jëm ci kanam moo ëpp solo fukki junni yoon. alors wax nga sànq ne Abdoulaye Wade bi fi nekk ci lañ wote woon parité ñu bari ne defoon nañ ay jéego yu bari pour jigéen ñi di fàttali sax ne parité bi ñu ko wootee jigéen ñi dañoo doxe woon ba palais dem sant
pouvoir ak ñëpp Macky Abdoulaye Wade dem Macky Sall remplacé ko est-ce que boobu ba léegi dañu avancé ci revendication prise en charge doléance jigéen ñi wala da nga yaakaar ne fa ñu taxaw rek la ñu taxaw ba léegi mais taluñu ko dañoo talu avancé sax parce que Mumbai bi ñuy dundee ak slogan yi gouvernement bi indi heure boo xëyee rek mu tegal lu bees loo xam ne ni da koy teg rek mu nekk ay bind ak ay wax daanaka amul benn suivi moo tax duñ ko tal jigéen ñi fa ñu nekkoon métti woon na fa ñu nekk jamono gi moo gën a métti fukki junni yoon man chance gi ma am mooy en plus d'être une femme politique et une femme de développement liggéey ci biir santé donc damay wër ci biir dëkk yi di xam dafa xew mais boo demee ci biir dëkk yi nga xool dafa xew xam ne jigéen ñi sonn nañ fa sonn mën a yem xam nga dëgg la nga defal ko piste bu muy jaar pour écouler marchandise am yomb na waaye ban suivi nga am nga koy jox ba jox ko suuf su muy bayee noo koy def ba jox ko engrais bu mu war a bayee ak yan fond nga koy jox bu mu war a mën a bay jël yóbbu jaay ñëw mën ko jëriñoo parce que nag souvent suñu càmmin yi jàmbaar lañ mais ba demee ci àll ba ñoom bu ñuy bayee ba feesal seen engrais pour ñoom seen jaan wàcc na ñu sonn nañu léegi kon nan lañu war a def ngir jigéen boobu ki ne ci àll bi ki ne ci taax yi ñu taxawu ko taxawu bi gën day commencer par ñun jigéen ñun ñu nekk ci kuréel yi nekk ci formation politique ñu nekk ci biir fondation yi nekk fépp ñun ñooy jëkk taxaw xam suñu gëdd xam li ñu bëgg ak fan la ñu bëgg a dem ba pare dañ ko defee woon ca jamonoy Abdoulaye Wade ba taxaw ànd booloo loolu la ñuy wax a dellu si waat ba pare toog mu jarañu ñu xool saytu xool mbir mi fan la toll ki sonn lu ko tax a sonn lan la fan lañ ko mën a jëmale ci kanam loolu mooy suñu avantage parce que ñun ko si war dañu am gàcce tuuti am nañu bindoo am fu ñuy avancé te heure boo gëstoo sa morom bi nekk ci biir ca dëkk ya ñoom demuñu fenn du suñu nam du suñu nguur ba ñuy wax parité pour ñooñu la woon du woon pour ñun parce que ñun yàlla dimbal nañu xëy na am na fu ñu àgg wala am na lu ñu jàng wala am na lan mën débrouiller mais ñoom ñoo gën a soxla ko ñun mais yàlla dogal na comme que c'est ay électif la ay poste électif la ñun ñoo fay nekk du ñoom ñoo fay nekk mais ñun bu ñu fa nekkee dañ fa war a nekkal dëgg la am nañ avantage nit lañu mais dañu am avantage bu bëri dañu nekk nit nekk jigéen man nag dama ci boole ñett dama nekk jigéen nekk politicien nekk ndaw am lu bëri des sama kala moo tax damay woo sama moromu ndaw yi ñu nekk ci biir parti yi surtout parti mi nekk au pouvoir comme ay ñoom Marie Thérèse ñoo xam ne nii amoon nañ ci nguur gi loo xam ne nii waxoon na mën a tax ñu sentir ne que ñoom ñu ngi dimbali seen ay moromu jigéen kon yow da nga jàpp ne tey li doon am solo dëgg mooy jigéen ñi ak parti bu ñu mënti bokk rek ñu transcender parti yi ngir di jàppalante ci seen biir ku bokk réew mi ku bokk APR rek ku bokk PS ak feneen est-ce que tey yaakaaroon ne pour économie dëkk bi tey bu ñu toogoon rek tey parti bi ñëpp ñu bàyyi parti yi jigéen ñëpp tey ànd amul dara mu nekk jigéen ñi ñoo ko jël ànd rek mbubboo rek taxaw parce que daan ne Macky Sall wala daan ne Idriss Seck wala daan ne beneen leader ak ku mënti bëgg ak ku fi mënti nekk ñun lii lañ bëgg ci lii la ñuy dox ci lii la leen jàppale tàcc bi fecc bi animation bi dafa doy sëkk bu ñu ko defoon tey ñoom dana xam ne ñun am na ñu bëgg ñu jàppale ñu ci donc pour man gouvernement bi am na ay failles góor ñu ñuy jàppale ci lu ñu mën même bu fekkee ne xëy na des na daal mais ñu ngi def lu ñu mën man boog sama wàll bon pour man heure bu ma xëyee le 8 mars chaque jour 8 mars la waay bu ma ciy jàppale am borom kër bu ma ciy jàppale moo tax yaakaar naa ne aussi jéer naak sama bépp moromu jigéen mais politiquement parlant des na te li des ci ñun jigéen ñi la politiquement parlant googu sax la ñuy waxtaane mooy ci biir parti yi ngeen bokk seetlu bi moo di ne souvent jigéen ñi ñoom ñooy amee folklore bi ñoom ñooy amee mobilisation bi waaye bu séddoo les postes jotee très souvent dañuy gis ne la ñuy am du bare lan moo jur loolu est-ce que formation bi góor ñi am pour mën a diriger mën a jiitale jigéen ñi amul wala boog góor ñi ñooy continuer di leen nax ba léegi kenn nax man loolu laa jàpp ci tënk bu gàtt xam nga aussi boo bokkee ci benn kuréel nga am loo bëgg booy seet sa folklore bi ci fin wu mandat Abdoulaye Wade daanaka jeex na parce que man na dama bokkul ci ndawu Abdoulaye Wade doogu bokk ci ndawu Idriss Seck même bu fekkee ne ma nekk ci ndawu Abdoulaye Wade ci Idriss Seck laa nekkul ma soon nekk ndax moo ma jàngal politique ci moom laa dar mais da ngay jàpp ne aussi boo nekkee ci biir Mumbai xam nga aussi ci bu njëkk ba dëgg rek la góor ñu naan ëpp lu naan dem école mais loolu jeex na loolu changé na yàgg na jigéen ñëpp ay góor ñu la ñuy jàng ak suñu xam fa mu àgg daanaka xam-xamu góor dafa àgg léegi seen xel du neex suñu xel xëy na doole bi kàttan la lu am mais boo nekkee aussi ci biir benn parti yow nga ñu gëm loolu ne que yow fii nga war a yem yow nga d'accord ne foofu nga yem fa ngay yem mais ñun bokk suñuy parti lañ ñuy jàngal ñun parité sa ñu ngi koy dund mais dundee ko ki lañu dundee parce que ñun dañu naan nit ku nekk fa nga war a toog fan la lay teg parce que amul njëriñ aussi nga wax parité benn góor benn jigéen wala benn jigéen benn góor boo tànnee benn góor bu am diplôme ingénieur nga jël jigéen boo xam ne nii jàngul jaayul demul dikkul amul njëriñ fu mu nekk amul njëriñ ay moromu jigéenam moo tax c'est am na mooy hypocrisie bi loolu ñu ñoo ko war a njëkk a xeex si ñu biir am na ñoo xam ne nii defuñu politique ñu ñoo leen war a fexe bi indi leen ci politique ne leen politique ba woon ak ba léegi bokkutul est-ce que nax bi ñuy jigéen ñi nax bi njëkk su fekkee noonu lañ ko tuddee noonu du bu ñu créer parti ne
diw mooy jiite mouvement des femmes te duñ wax ne mukk ne diw mooy jiite mouvement des hommes est-ce que loolu du nax bu njëkk mouvement des femmes. ndax loolu nag du nax bu njëkk ndax xam nga nag cër moom yàllaa koy jox nit. daa yàlla daa def nga nekk nit ma nekk nit. di jur góor. donc cër boobu moom yàlla moo ñu ko jagleel xam nga nekk jigéen nga nekk responsable des femmes ci biir parti teewul nga am fa rôle. est-ce que yow boo amoon sa parti tey jiite ko nekk jigéen est-ce que di nga soxlaati responsable des femmes ci biir parti bi. parce que jigéen ñi la ñuy waxtaanee ak seen problème dafa ñu koy tënkee góor mën na ko bañ a fekkee moo tax am na njëriñ ñu am tout le temps responsable des femmes moom nag mooy xam gëddam xam lu mu bëgg parce que ñun boo seetloo suñu biir parti responsabilité foo gis dafay am lu muy àndal maanaam lu ñu ne adjoint sax bu vide amul fenn suñu biir parti ñun bu ne responsable des femmes day chargé wu de la leen duñ ko bàyyi mu nekk un poste vide mu nekk folklore. D'accord alors donc jigéen mooy xam gëddam. yéen a ngi reproché ñu jeexal ci loolu sax ndax journal bi jot na très souvent dañuy reproché gouvernement bi ne poste yi parité bi respecté wuñ ko waruñu jox poste mais est-ce que yéen ci seen biir parti déjà bi nga bokk muy réew mi jigéen ñi gëdd gañ fa war a am ñoo ngi ko fay am. est-ce que parité ba am na ko ñun nag parité non seulement ñu ngi koy dund. mais xam nga ñun suñu leader dafa yàgg di wax ne que man borom musoon ñi ma yóbbu palais da koo gëm dañ cey fekk c'est pas da koo gëm ñun loolu duñ koy dund suñu biir parti mais wax naa la sànq ne que c'est la compétence xam nga tam amul njëriñ ba suñu parti ñu jigéen ñi góor ñi ëpp ñu jigéen ñi bu ñu indee parité ñun ñooy gaañu booy seet jigéen ñi dafa am compétence ñoo ëpp góor ñi fa nekk ci seen parti ci suñu parti mënoo koo lim donc bu ñu indee sa parité ni nga ko bëgg a tëddal la ñuy gaañ parce que ñun fu ñu mën a amee fukki jigéen mën nañ ko am benn góor daanaka donc parité bi ni nga ko tegee ni nga ko tëggee war nañ koo xoolaat parce que jigéen moo ëpp góor d'accord maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax moom Mariétou Dieng Gadiaga bu parti réew mi moo nekkoon suñu gan tey ci